Jël sunu deret ñu wanteer daw dem jënd ko ji boo du bëggee doom ji wutu ko ci pale bi takku nañu dogu dem jële ko fa bu fekkee da nga fàtte li ñu daj ba ngay toog doole mbedd maa ngi ñëw fàttali la yàqu feeñal na seen ñi màkkuy waaye dem leen rek ci gerte leen ñi mujj ak yéen yàqu surtout qu'il manque de kuy pour les bouteilles dootu seesal sa leer ju men déglu nañ nga sunu alal nga jël see ba say bi gis boo xamoon lu 313 bi pare yow di nga ci askan wi ñoo moom réew mi buñ ko dégg di gagné temps sunu jëf la teg na saraan si man te way ci ni tax ñun sunu moomeel kenn du ko asaloon bu ñu jógul dàkk lii moom du ma sa tàggoo bu nu penc mi benn jaam du fi bàggoo mu ngi bëgg a dee léegi sabaroo di sago stop please stand up please ñun bu ñu woote kenn du ñu waale stop please stand up xajaatu fii kalan bi ku ne ci biir fayal ku fiis malaanu kiraay si suuf ñu muuri gis menace su people bu sib datuñ ñu mi xeet naxa la ñu jàppee di ñu jàppee loolu la ñu constaté bu ñu falo dañu fàtte ñoom amuñ gàcce ay xeer moo ñu nar a àtte ci folu balaa dara di xew ñu seet lu coppee ku ñu muy dundee te wane arrogance ma pays bu mat sëkk lay dundee gis sa bopp bee néew li ñuy def ci réew mi ñu ko bëggee di su parte fi ne amuñ njiitu réew mi ñuy def duñu guddee di job valeur yi root ma ci waat ak sengoor di fa taxoon ñu lool jot na régime de mort dañoo tayle sengoor di ñu gàll ki boor feneen sàcc ki ngoor jox nañ gas la mi ñu aiguisé wu doy na di masla ñu déguisé wu léegi ñëpp a dëggu feeñal seen i déggu pour am réew bu dëggu wàccal xeexu sa tuut teen la ko may pour sa leega si maam bu tuumal ay bett ki maam ñun xaaratuñ yoomal xiyaam bu jaree ñu tegaat ku saxal si jaam waa doora dalee ci nguur faw gori sama gis-gis si génnul ci seen i poos ñun askan lañuy teel baas baas bu nekk sa tuur ya ci tënkol amul yërmande li mu mande lay war nañ ko jëfee nan det ñuy dàppali dañ ñu bëgg a doppali fu jot na balaa wees jot nañu muyu lekku pale jooy nañ nga furi nañu dëkk ci la nga tuuri Afrique yi yëpp sama du gis kenn la xew jëfale stop please stand up please ñun bu ñu woote kenn du ñu waale stop please stand up please ñun suñu njiit yi dañuy naxasaale stop please stand up please ñun bu ñu woote kenn du ñu waale stop please Stay studio, okay? ñoo manipulé suñu xeex soxla bu ñu dara benn ONG seetu gën a waagat. Salaamaaleykum les patriotes maa ngi siyaare ñëpp di jaajëfal ñëpp di masawu ñëpp encore une fois di ñaanal ñëpp di déwénati à tout le monde di ñaan ñëpp nañu ma jéggal wax yombul ak boor bu nit mënti féete maa ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp aussi di ñaan yàlla mu nangul suñu koor nangul ñu suñuy ñaan aussi voilà suñu xel aussi dem ci ñi nga xamante ne ni bàyyeeku nañ fi ñëpp suñu mbokk yi fi bàyyeekoo yépp ak ñi nga xamante ni aussi ñoom la ñu bokkaloon combat bi ñu leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xare leen àjjana di ñaanal aussi ñi nga xamante ni ba tey ci combat bi am nañ ci ay jafe-jafe yi gaañu yenn jafe-jafe yi ñu leen di ñaan yàlla fëgg seen bopp delloo leen seen bopp aussi di ñaanal ñi nga xam aussi ba tey ci jafe-jafe ñu ngi ci prison yi parce que li xewoon depuis février ba tey ba taxoon sénégalais yi jóg di xeex ñu fàttali ne am na suñu mbokk sénégalais yoo xamante ne nii ci coow loolu ñu ngi ba tey ci prison yi je pense aux 23 wala 21 otages yi nekk à Diourbel am na ñu naan am na liberté provisoire ou pas mais rien n'est officiel donc ñoom ñu ngi ci prison yi ba tey foofu la ñu wooree foofu la ñu korité voilà am na aussi ñu nekk Ziguinchor am na aussi ñaar wala kenn wala ñaar bu nekk Dakar donc suñu xel mi ngi ci ñoom ñu ñaanal sénégalais yëpp
parce que am na sénégalais yoo xamante ne ni nekkuñu ci prison waaye li ñuy dund ci kër yi moom moo gën a métti li nekk ci prison yi. voilà donc di ñaan yàlla mu may ñu teewu ko ay at yu bari quoi ci yaar naa ñëpp. tey nag man sama live bi ma ko bëgg a def gars yi ci le président Ousmane Sonko relation bi nga xamante ne nii établir na ko wala ñu ngi ko wala ñenn ñu ngi ko bëgg a établir entre moom ak réseaux sociaux yi et plus particulièrement entre moom ak activistes yi en tout cas ñi nga xamante dinañuy wax man dama ci am benn jàngat boo xamante ne nii dama ko bëgg a partager ak yéen partager vidéo bi ñu waxtaan nag quoi mais waxtaan ci dëgg parce que c'est pas parce que jàpp nga ne yow yaa ngi wax luy dëgg rek que dëgg la voilà et que dafa am loo xamante ni il faut que ñu leeral ko te man sama bopp laay commencer pour ñiy seetaan te leeral ko ne veut pas dire peut-être dañuy attaquer ou quoi que ce soit il faut que ñu leeral benn affaire prime abord mooy que ne Pastef c'est un parti politique boo xam ay sénégalais ñoo toog créé wuñ ko ci réseaux sociaux ay nit ñoo toog xalaat ko tënk ko ne dañuy wut kuñ ko dénk yëkkati ko dénk ko le président Ousmane Sonko mu koy doxal ci doxal bi mu koy doxal ni ñuy duggee ci kër yi di dugg ci bureau yi di dugg ci kuréel yi di dugg ci bedd yi di dugg ci koñ yi noonu la dugg ci réseaux sociaux yi parce que ñi nekk ci koñ yi nekk ci kër yi ñoo ne ci réseaux sociaux yi. à plus forte raison Pastef nekk un parti boo xam c'est un parti jeune ba pare ci niñ ko tëggee ak ni ñu bëggee mu doxee réseaux sociaux mënu si woon ñàkk am yoon te gëm naa ne bi ñu ñëwee ci réseaux sociaux yi wowuñ kenn parce que amul activiste wala nit kuy wax ci réseaux sociaux ba war a mën a jàpp ne am na benn maqaama boo am benn cër ak benn gëdd mën nga ko am waaye xam nga ñun dañuy faral naan le président Ousmane Sonko a bon dos ci opposants yi ak yenn journalistes yi mais il a bon dos ci yenn activistes yi. fi may commencer mooy bëgguma du polémique seetaan naa suñu frère Abdou Karim Gueye taxul aussi may live. dinaa ñëw ci ñëpp ñi ñu bëggul ñu tudd sax dinaa leen tudd bëgg bàyyi sax naa ko tudd tey Abdou Karim Gueye ku ne xam na ne am na taxawaay bu mu am digganteem ak Ousmane Sonko du ma ne digganteem ak Pastef digganteem ak Ousmane Sonko la moom nee na bokkul Pastef nee na moom Ousmane Sonko mbagg ak mbagg dañuy ànd dem ba biir palais loolu yëpp mën nañ ko concéder quoi taxawaayam ak xeexam bëgg Sénégal man gëm naa ne am na taxawaayam fitam ak yam bëgg naa ne am na yaa ngi dégg mais nee na moom ni muy xeexee stratégie bi muy xeexee kenn du ko dicté looloo valable ci man ni may live looloo valable ni le président Ousmane Sonko di doxee parce que président Ousmane Sonko moo toog ni moom ni muy doxalee son plan son programme ak waa Pastef nit du leen ko dicté ak koy mënti doon ba mu koy wax sax ay activistes sax taxuloon muy wax damay leeral rek pour nit ñi comprendre que ne ñoo bokk combat bi mais day baax ñuy leeral parce que nag ku mën a toog nag wax Ousmane Sonko xalaatam nag keneen mën a toog wax xalaatam ci yow ak koy mënti doon mais ñu leeral rek ñu waxtaan suñu parce que ñun ñëpp ñoo bokk game bi day baax aussi ñoo xam ne li yëpp ci cadre démocratie la bokk ñuy waxtaan ak xel yaa ngi dégg parce que tey man gëmuma ni Ousmane Sonko moo dox fekk ci Abdou Karim nitu dëgg man gëmuma lool wax na ko tey gëmuma ko Abdou Karim Gueye bi ñu demee élection locale 2000 législative 2017 Mamadou Sy Tounkara la àndal mu am ñeneen ñu ànd ak Ousmane Sonko noonu la demee te loolu nag amul problème ci Mamadou Sy Tounkara la ay amoon yaakaar dem fa amul li mu bëgg mu del si replier wu gis ne Ousmane Sonko mi parce que boo toogee ci live nga ne ñun li ñuy xeex Ousmane Sonko lañ gis mu koy xeex Ousmane Sonko di ko xeex ba 2014 ba tey nga ñëw fëgg sa dëne ne am naa maqaama wax parce que Ousmane Sonko moo ma fekk si combat Ousmane Sonko a boodoo fekk siwul kenn ci combat loolu nag mooy dëgg wax ko dëgg nag dafa dañ koy critiquer mais il faut qu'on rétablisse les faits
Abdou Karim Gueye moo jël position bi mu jël ni stratégie la que ni moom bu amee lu muy wax Ousmane Sonko ak ni Ousmane Sonko dendaleeg moom da koy wax ci mbedd bi door ko wax ci Ousmane Sonko loolu stratégie la. kantaa nag ay nit du ma woo di ma ko wax loolu moom mënul nekk Ousmane Sonko moom noonu la partem bindoo ñi ànd ak moom noonu la ñuy bindoo ñun kenn duñu jam naa ni Ousmane Sonko noonu la bindoo waxul kenn mu tontu waaye dafa am ñu ko tontul parce que fi mu tollu nit ñi la parce que gis nga waxtaan bi souvent boo bëggee wax ñu ne tey su ma defoon bëggoon tey jël live ni damay live ci nit dof gars yi ma Issa non c'est pas ça c'est pas ça il faut qu'on rétablisse les faits Abdou Karim Gueye 2018 bu soree ba sori la dugg la ànd ak Ousmane Sonko parce que nag 2017 élection législative fii la ñu fekk yàggul quoi comprendre nga te gis nga man ni may bëggee ñuy respecter ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom noonu laay bëggee ñuy respecter les autres yi nga xam laay fuñ te ne ci kër yi nekk ci téléphone yi nekk feneen nga xamante ne nii c'est pas parce que nit demul place de l'Obélisque c'est pas parce que nit jógul dem jàmmaarloog policier que dafa am noo ko war a mën a taxawee ci xeex bi parce que am na ñoo xam tey ay laago lañ bëgg ci xeex bëgg Sénégal am na ñoo xam ay gumba lañ bëgg Sénégal am na ñoo xam am na lu leen tënk am na ñoo xamante ni demuñu parce que seen liggéey am na ñoo xam demal pour plusieurs raisons nit ki man bu ma jëlee suma décision ne damay ñëw live naa ko assumer comprendre nga c'est pas parce que Babacar Diop noo rii ni wanewul kanamam maa ngi wane sama kanam que man maa ko gën a engagé le combat ne se situe pas à ce niveau en fait il faut que ku nekk combat bi li ngay def defaloo ko pour Ousmane Sonko defal ko sa bopp nga assumer ko parce que souvent da ngay dégg nit ñi wax amul activiste bu toog Sénégal bu mun a téye Ousmane Sonko mu teg tànkam fi mu jëm wala Pastef mu teg tànkam fi mu jëm c'est que loolu il faut que ñu leeral ko ba pare ñépp ñi fi toog di wax gars yi dañ koo galère ba pare moo tax man je respecte Pastef ñi ko yëkkati ba mu ñut ñëpp ñu jot ci quel que soit erreur yi ñu mënti def man dama yàgg live ne gars yi day leen def nag man daf may dal des fois ma bëgg dara Pastef mu dëgër ci man mais à chaque fois damay jëtal benn affaire gàcce nga alaama ces jeunes sénégalais là Ousmane Sonko ñi ko wër ñi xeex bi teg ko ci tempo ba ñun ñu jot ci ba man ma ci live ba keneen di ci live loolay dëgg te bu ñu mës a jàpp benn affaire que ne Issa bu arrêté live mu dëgër bu ñu mës a réeri mbir que ne Abdou Karim Gueye wax na lu jàmmaarloo Ousmane Sonko non kërëb déedéet bu koy bés bu jëlee décision def ko na ko def bés bu nit dof jëlee décision def ko na ko def bés bu bëgg bàyyi comme ni mu ko defee ni jëlee décision na ko def parce que amul quelque Ousmane Sonko taal otom ñëw ba sa kër wala sa kuréel jàppale si loxo ñe la ñëwal nga ànd ak man dafa nekk ji xeex 2014 2015 2016 2017 2018 affaire bi après 2017 la explosé ñëpp ñëw daw si ku nekk am lu mu ci def mais ku ci nekk yaa ngi xool li nga def ba jàpp ne am na lu benn cër bu mu la may man loolu laay bañ te ku ko weddi bàyyil wala nga jàmmaarloog suñu waa ji parce que les gens veulent faire comprendre nit ñi que ne bëggu leen ñu critiquer Ousmane Sonko à partir du moment où tu prends la décision de dire des choses sur Ousmane Sonko jamono ji wallahi mais bu mu la bett suba nga xëy nit ñi wax ci yow c'est ça le problème ak koy mënti doon parce que Ousmane Sonko noonu la bindoo noonu la wàccee Sénégal noonu la ñuy ànd ak moom di defee noonu la ko jeunesse bi téyee fulla ak fayda chaque jour mu wax ko parce que jeunesse bii téye Ousmane Sonko bëgguñ ñu nettali leen ko ñu nettalee ko suba seen doom ak seen siti ni ñu leen ñu nettalee ñun Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia mais il faut que les gens arrêtent di ruubee ne Ousmane Sonko booy yi bëgguñu ko critiquer Ousmane Sonko c'est le leader politique le plus critiqué au Sénégal le plus insulté bi ñu gën a diaboliser bi ñu gën a ñàkkal fayda bi ñu gën a saaga mais kenn du ko wax doo toog bañ la njabootu Ousmane Sonko ay doomam ay jabaram chaque jour ngeen gis ay kilifa toog ci télé bi naan dafa ñàkk fayda lu mu wuti fii lu mu def fii des imbéciles yoo xam ils ont foutu lu gën a garaaw ci dëkk bi et vous voulez que ñun qu'on se taise Ousmane Sonko waxuma la ku ko laal mais luy ñëw lu ko jege sax ñun dañuy ñëw taxaw ak koy mënti doon parce que combat bi nekkul ci loxo nit ku dul Ousmane Sonko combat bi nekkul sa loxo ak koy mënti doon parce que
c'est comme si ñun bëgguñu ko critiquer Ousmane Sonko depuis quand les gens ont dit que Ousmane Sonko kenn du ko critiquer d'où est-ce que les gens sortent ces termes-là Ousmane Sonko kenn du ko critiquer kenn bëggul ko critiquer alors que de l'autre côté c'est le leader le plus critiqué au monde da ngay toog télé Pastef newu fa responsable Pastef newu fa Ousmane Sonko newu fa waa PDS di débat ak waa réew mi ak waa APR Ousmane Sonko batiti patata journaliste dañuy toog sax ay analyse politique invite du sax débat politique mais dinañ jaar porox ndoll ba dugal Ousmane Sonko te duñ wax ci moom lu baax pourtant ñu ngi koy gérer c'est des patriotes qui l'écoutent ban leader politique moo am patience boobu noonu Thierno Alassane Sall mii di door a ñëw sax il suffit nga wax benn affaire ci moom sax gars yi jóg commencé yuuxu booy parce que ñun li ñuy subir kenn da koo subir ci àddina kenn du ko wax Ousmane Sonko ku bañ boo waxee booy yi ñëw tontu wala ñu wax jëlal décision nga bañ a wax parce que loolooy démocratie parce que ñi dañu yaakaar ne ñun duñu encaissé ñeneen ñi wax jom ñooy encaissé quoi ñun kenn dañoo dàq encaissé ñun dañoo encaissé ba dërkis depuis le début Abdou Karim Gueye bi Ousmane Sonko demee seeti Khalifa Sall mu génn ci kaw la ko wax man bir na ma ne billahi am na lu Ousmane Sonko di def yenn saa yi du neexul Guy Marius Sagna doo ko dégg am na lu ñàkkul lu Ousmane Sonko di def neexul nit dof doo ko dégg wala neexul keneen doo ko dégg ñoom ñoo jël décision di ko gérer ak Ousmane Sonko man mi nga xam am naa awma accès yenn accès yi sax ci Ousmane Sonko am na yoo xam du ma ko wax maintenant nag kii jël décision ne yow sa style la sa stratégie la man dama koy wax ci kaw wax ko ci kaw li leen leer mooy Ousmane Sonko à beau dos Ousmane Sonko moo demel noonu parce que nag ñi fi ànd ak yeneen leader te mosuñu def ni ñuy def ak Ousmane Sonko nit ànd na fekk beneen leader te mosul toog wax ci moom c'est-à-dire il faut pas que Sénégal commencé wul démb quoi parce que commencé wul 2017 wala 2018 quoi loolooy dëgg te gis nga li defal Ousmane Sonko defal Pastef li ci gën a diis nga ci dëgg du lu ñuy gis lu ñuy teg ba du lu ñuy dégg ñu yàgg a copp Ousmane Sonko xam nañu baax li may wax nañu ñi di modeste tey xam ne li ñu doon nit ñi ñoo leen ko def te chaque jour ma wax ko Pastef bi mu ñëwee ni taxaw dëgg xeexkat yi dëgg ci lañ siw xeexkat yi dëgg ci lañ am taxawaay su ma koy wax nag ñi ñu yaakaar ne leneen la li ma wax du daj ku ci dugg ci réseaux sociaux yi ñu lay seetaan ñu la suivre di la déglu nga nekkoon actif xool leen rek même activiste yi amoon bu njëkk Pastef dafa ñëw dooleel xeexkatu dëgg yépp Pastef dafa ñëw yëkkati ñëpp amul Guy Marius Sagna ñi nekkoon même dans l'anonymat xoolal su ma nee Pastef nag c'est les patriotes yi nekk ci réseaux sociaux yi nekk États-Unis nekk Sénégal nekk Waalo nekk France nekk Belgique nekk feneen nga xam loolu lañ am noonu la ñuy jàpp ci kawam ñoo lay jël yëkkati la nga soxla dërëm ñu dajale ko ñëw jox la ko avant Pastef avènement Pastef di ñëw la plupart des gens qui luttent ils étaient dans l'anonymat loolu lay dëgg et souvent ils sont injustes envers Ousmane Sonko parce que am na ñoo xam ne seen coow tey bu ñu ko déggee même bu dul Pastef sax Ousmane Sonko tax loolu lay dëgg mais boo ànd ak nit koo xamante ne nii dafay xeex ak système bu tojee nen di omelette sax ñu ne rey na cuuc di ko ji ñu ne nga ànd ak moom xam fi ngeen jëm galère bi nga galère pour mobiliser Sénégalais yi nga am ku mel noonu mais l'intelligence sociale voudrait que nga xam ni ngay doxee Ousmane Sonko signé na pétition signé wul pétition ci Ousmane Sonko laay wax parce que moom laa àndal 2019 mais am nañu ànd ak moom 2017 fal ko député def ko député le combat c'est des combats de principe boo interpeller Ousmane Sonko bu dee man en tant que patriote bokk Pastef je peux le faire mais bu fekkente ne yow tu es de la société civile tous les opposants dañu war a nekk kenn ci yow parce que la tax sa kuréel gi juddu du Ousmane Sonko sa kuréel gi juddu na avant Ousmane Sonko jàppale nga ñeneen avant Ousmane Sonko interpeller les opposants ñu signé
yàlla def na nga am loo sekk ak Ousmane Sonko li xel nangu parce que nit ñi dañuy jël lépp ko wet ci stratégie li xel nangu mooy nga woo Ousmane Sonko ne ko jàmbaar lan moo tax signé go bu boobaa laaj bi tey ci lay gën a neex parce que yow yaa war a informer parce que yow yaa bokk ci ñi man maa bokk ci ñëw ne sénégalais yi ñoo leen jàppale Ousmane Sonko donc man maa am benn parce que tey woo nga Ousmane Sonko jot ko mais woo ko avant jot ko ñu la wax loolu dëgg la loolu kenn mënu ko dindi maintenant nag ku ko bëgg a wekk ci samay stratégie ni may live sama spontanéité kon nañu bàyyi Ousmane Sonko spontanéité bàyyi maag sama spontanéité waaye sa spontanéité mi ngi koy yow dëggalee mooy duut baaraam beneen façon ngi defin et puis qu'est-ce qu'on gagne? La raison voudrait que yow loo xam yaa ngi koy xeex depuis Mathusalem mu ñëw di nekk di xeex mais pour le moment tollaguñ fu ñuy naan man ñi yor sàmm jikko yi li ñu wax dafa leer dinañ dem fépp wax bu jotee dinañ wax fi ñu dem ak fi ñu demul ñu signé ñu signé wu mais loolu yeggaguñ ci dafa am ñoo xam dañu gaaw yeggaguñ ci mooy li ma doon wax ci combat bi dañu génn ma ne leen ñoragul yeggaguñ ci man nag amul kii amul kële Guy Marius Sagna ku critiqué woon Ousmane Sonko suba ma live li nga xam dama jàpp ne tegu ko ci kii moo ko ci Guy Marius te Guy Marius Sagna man fi ma ko tegu ma fa mbindeefu activiste foofu nag laay ñëwee ci activiste yi ñun patriotes yi ak sénégalais yi man en tàmbalee ko ci man bu leen ci jël kenn amul kenn ci ñun lu dul wax ju bari amul kenn ci ñun koo xamante sa combat bi sa loxo la ne te am na yenn attitude bu ngeen ko xamee des imbéciles comme bëgg a bàyyi bu ñu génnee du ñu am c'est-à-dire du doon dara wala du la bett déglu leen ñu tant que ñi ngi wax loo xamante ne ni yenu na maanaam gis nga la raison c'est la chose la mieux partagée au monde man li may wax nii maa ngi wax forcé wu ma kenn wax ci àndale nag seen xel ak seen sago yenn saa yi nit ñëw toog fii man mun li ma xam ci Ousmane Sonko mënoon naa fii di tàgg mu di yuuxu ci Ousmane Sonko xoolal li ma xam ci moom mun naa noon ay togg kii sa yaram di daw ngay jëngu naan Issa mi nangam wallahi suba ngay xëy gars yi seen i milliards lañ yor ak seen i bagages te man du gars yi ba dëgër de des gens comme bëgg bàyyi vous en aurez d'autres vous en aurez d'autres mais ce que nit ñi war a comprendre man benn analyse laa def ci affaire u bëgg bàyyi bi mooy bon débarras bëgg bàyyi génnul ci combat bi de yàlla moo ko sepp ci combat bi parce que bokku ci la preuve xool leen discours am tey c'est très simple donc bu dee mag may déglu yow xamoo sax li la génnee ci combat bi comprendre loo sax ni mu demee même bu dee alal lañ la jox yàlla moo jaarale alal boobu yàlla moo la seet xam na yow bokkoo ci góor yàlla yow doo Ousmane du moom yow doo patriote te wane nga ko sa baadoo la wane nga ko ñi dañu wax ci moom dama bëgg mu leer à travers moom nit ñi comprendre que ne bëgg bàyyi bon débarras parce que bokku ci donc c'est en réalité yàlla moo ñu libéré ci ku mel ni bëgg bàyyi mu dem te yàlla wan nañu ni mu mel parce que dafa am ñoo xam du ñu gis dafa am ay patriote dañu xër ba duñu gis parce que dafa am ay patriote yoo xam dañuy fan nit parce que waxoon na benn wax dañuy fan Issa parce que Issa dafa bëgg Sonko parce que man maa fi gën man bëgg Issa dafa bëgg Sonko dafa kii boo xëyee nag léegi Issa xoolal xëy jaar fu ko neex bëgg Sonko daal niñ koy xamee du tey lañ koy décider dañ mois bi ñu toll jaayante bëgg Sonko la ñu nekk tollaguñ fu ñuy defee jugement parce que yeggaguñ match bi jeexagul bu match bi jeexee nag bu match bi jeexee ñu xam kan mooy kan ñu ngi ci match bi ñu ngi ci biir match bi tollaguñ fu ñuy naan kii moo bëgg kii moo bëggul kii moo bëgg affaire bu course de fond la wax jooju du waxu kese course de fond la nañ dem ba ci xoolal gars yi génneeguñ sax milliards yeeg affaire yàqaguñ sax yàqaguñ génneeguñu affaire Ousmane Sonko corrompre guñu gis gars yi Debron ji Anita bi ni wax mooy dëgg
ku dul Ousmane Sonko bu leen am ci moom confiance man looluy dëgg amul Issa amul keneen man ku dul Ousmane Sonko aw ma ci yow confiance ak koy mënti doon nag loolu buñ ko établir coow li jeex na. des gens yoo xam qu'est-ce qu'ils ont amené à ce parti là lu dul coow lu bari kenn bisu leen fenn yow amoo xaalis amoo alal amoo xam-xam amoo fit amoo dara lu dul sa làmmiñ gu rëy moo tax man ne désintéressement combat bi ku ci bëgg a def gis nga man c'est très simple bëgguma page Facebook YouTube bëgguma monnaie sama page soxlawuma ci dara gis nga yooyu yëpp ñu def ku mu neex na nga def ko man sama stratégie loolu la bëgguma ci dërëm bëgguma ci dara wutuma ci tus moo tax man maa firi lu ma neex wax ku ma neex waxal sama yoon newul ci li des wutuma vue wutuma page wutuma YouTube sama kiiwu YouTube ba démb dama dugg gis fa 26 abonnés dama doon ree sax soxlawuma ko parce que à partir du moment où yaa ngi dugg ci ay bagages yaa ngi jël sa vie privée yaa ngi jàpp ne natt bu la yàlla teg parce que fa la ci war a génnee yaa ngi dévier bu ñu tëjee sa cantine patriote yi nañ ñëw yaa ngi génn booy ngénte patriote yi nañu ñëw booy nangam sangam déedéet loolu mais non déedéet loolu nekkatul le don de soi pour la patrie bi ku dul Sonko Bassirou Diomaye sa xolal pour mu gën a leer Bassirou Diomaye El Malick ak keneen ci yow man ku dul Sonko parce que moom ma dugal ci mbir mi dugal ma ci Pastef ku dul Sonko gëmuma ko Sonko def wax wanewu jóg dox sacrifier Sonko ma woon lépp ma gis ko ñeneen ñi dama leen Bassirou Diomaye ma koy dégg rek gis na mi ngi taxaw fi El Malick may gis mi ngi taxaw ni ma doon gisee keneen ak keneen mu ngi taxaw fi mais Sonko moo nekk taxaw ma gis ko mu won ma loo xamante dama ci teg sama loxo mais loolu taxul ma def ko jinne wala yàlla Sonko nit kese la Sonko nit kese la xam nga man loolu mooy sama problème Sonko ku ñu ko respecté lul ku ñu ko joxalul cër ñu jox ko cër parce que kilifa la ku ko joxul cër ñu jox ko cër parce que kilifa la te ballaahi pour moo mënul gërëm ña mu daaw rek ku ci ñu bëri li ñu nekk tey Sonko leen ko def ñu bëri li ñu am tey ay nitu Sonko leen ko def ñu bëri li ñu nekk tey ay nitu Sonko leen ko def yàlla naka ko def jaarale ko ci ñoom mais nit ki mënuloo ko yaakaar ba pare yàq ko wala nit ki mënuloo jàpp ne yow moom mooy ki nga xam moom moo war a tey Sénégal pare nga bëgg ko réduire au néant def ko zéro boo woowee nit ki ni kii moom laa bëgg mu nekk président mais dafa am loo war a woon nit ñi ci kooku du nga war ko superpuissant wala nga ne yàlla la mais Sonko lu mu def ba bu ñu xëyee suba matin midi soir ngawti Sonko noonu yi di ko def ñun ñi ànd ak moom ñu bëgg a toog di ngawti ci biti lu mu def gàcce war naa rey ku ne Sonko na def lii sa Sonko def dale te balaa ñoo xëy affaire bi leer naññi lu Sonko def bu fekkee ñun ñuy woo sénégalais yi ne ñun kii lañ yaakaar kii lañ war a àndal ñun ñooy jóg au nom de je sais quelle stratégie xaw ma au nom de je sais pas quoi fii xaw ma génnee ay termes yu kenn xamul am na loo xam bu defuwul nit ñi ne defuwul am na yenn actuellement boo ko posé yëfu dof la nit ñi ne lii yëfu dof la du lu ànd ak xel lu Sonko def pétition bu ñuy wax signé wuñ wala signé guñ affaire bi ñëwagul le 23 mai dara xewagul commission bi ñu koy dir sa yoraguñ nga génn lël sa làmmiñ di ngawti ne bëggoo kenn wax ba pare bu ko teg ci sama stratégie mais foutaise de qui est-ce qu'on se moque neexut a wax mais looluy dëgg mais regardez ni dof ce gars-là man saa yi ma xoolee nit dof rus kenn mosu ko dégg mu ne anku ñu yaakaar ne nit dof xëy na je sais pas moi ñu yaakaar ne lépp ko neex ci affaire bi kenn mosu ko dégg mu ne anku man des fois damay bëgg a wax dara sax rus damay bëgg kii sax xam nga rus man sama modèle d'engagement man ci nit dof laa koy xool
Le gars c'est le meilleur, le gars moom moo fi ne mais à chaque fois que nga am occasion pour taper sur le gars mais tu te prives pas Ousmane Sonko non warul am xarit bi warul ànd ak kii warul def yi Moussa Diop warul kii ba pare Abdou Karim Gueye mais à un moment il faut que ñu ne ko xam nga sama waa ji c'est-à-dire xam nga et puis bëgg ko jaay ci léegi naa keroog ma ay booy yéen barke dem ngeen ñëw ñun xoolal ba ñuy jot ci Ousmane Sonko boobu ñun ñi ñu ngi ci yeneen te Ousmane Sonko fekk si wu fi kenn ñun ñi ñoo ko fekk si parce que dafa ne ci dëgg xam nga wut mbooloo dafa métti politique dafa métti souvent da ngay téy yu bari wut mbooloo dafa métti ba souvent tu veux pas diviser munu bugguloo wax luy yàq bugguloo wax luy kii mais à un moment aussi c'est-à-dire Ousmane Sonko vraiment il a bon dos quoi Mame Gor di dóor ci Ousmane Mati Trois Pommes di dóor ci Ousmane c'est-à-dire Youssou Ndour di dóor ci Ousmane presse bi di dóor ci Ousmane même une opposition di dóor ci Ousmane nguur gi di dóor ci Ousmane ñun ñu ko war a ñàkk ñu ne dañuy dóor aussi ci Ousmane waaw mais waa ji duñu ko yërëm tuuti nag ñun ñu ko war a ñàkk ànd ak moom ñu ne dañuy dóor ci moom bu doon sax da ngay dóor ci moom parce que dafa tegg idéologie bi wala dafa teggi projet bi wala dafa wor mais ci ay jugement de valeur est-ce que kii na lii est-ce que li mu kii lii est-ce que li mu je peux comprendre sax sur des principes des combats de principe loo xamante ne nii Ousmane dafa déconné carrément ñun ñu ko ñàkk man je peux comprendre nga génn nga dóor mais dóor ci ay est-ce que am na est-ce que amul yow ñëpp di dóor say noonu di dóor journaliste yi di dóor société civile di dóor yow nga ñëw war ko ñàkk ngay dóor boo doon dóor sa ci lu am fu la mais ni ngay dóor dara leeru la ci waaw mais quand même faut ñu wax ko parce que des fois wax dina neex niru dëgg ba nax patriote moom la ñu ay mateek ñoo leen di naxee di doon ñu doon naxee nga Ousmane Sonko moom dafa am gaa xam dañ cee sës waaw mais wax ji nag nañ ko wax mu tege parce que lii raam ci ñag ba la jëm bu ñu bañee bu ñu bëggee benn activiste fii du ñu sonal fii ak 2024 nañu ko teel a lijjanti fii des fois du neex du dëgg activiste bu ngeen fi gis mu ñëw di ñol-ñoli di kii xoolal nañ ngeen ko wax boppam combat bi weesu na activiste yi yàgg nañ fi Guy Marius Sagna rek doy na ci firndeel Guy 2000 ba tey mi ngi xeex Ousmane Sonko nag yàlla moo ko suturaal def ci moom lumière boo xamante ni boo ko jegee feeñ waxuma ko parce que cela n'allait en rien ci méritu Guy Marius Sagna xëy na sax Guy moo gën a nekk patriote Sonko mais looloo am y a des gens yu fi nekkoon di xeex matin midi soir bu ñu woote woon ñetti nit munuñ dajale ñetti nit xoolal fenn ci tali munuñu dajale ñetti nit man dama bëgg ñu reconnaître man li may bañ mooy c'est-à-dire Ousmane critique nañ ko critiquer Ousmane nañ koy gën a critiquer ñun ñuy gën a comprendre mais critique li laay war a suul nay objectif mais ne le critiquez pas pour le critiquer on comprend Ousmane neexut a critiquer parce que Ousmane nit la de am na ay défaut de mais erreur moo ko yombul yenn saa yi sax mu def luy nuru erreur mais yàlla bu àndeeg yow noonu la demee politicien def na erreur boo xam Ousmane def na ko mujjul fenn parce que Ousmane nag la yàlla may ay jàmbaaru Pastef ay Abdou Aziz ay Tanor Sankaris ay Babacar Diop ay Ousmane Diagne ay keneen ak keneen ay seeni seen ñoo xamante ne nii sa waay Ousmane bu demoon këpp keesu jàkka ji sax gars yi ñoom ci réseaux sociaux yi tegal la ay sañ-sañ waxin la rek pour ngeen comprendre que ne c'est-à-dire yàlla mooy def loolu te loolu xam nañ tax ñu koy def ay erreur Ousmane Sonko koy xaar ñu toog ci réseaux sociaux yi di ko bilipaane tey nga dee parce que Sénégal li mu bindoo mooy suñu intellectuel ñu ngi toog seen salon yi de ay livre wër leen analyse ak affaire journal ñu ngi toog de ñu ngi gis li Aliou Sall di def de ñu ngi gis li Youssou Ndour di def de ñu ngi gis li Macky Sall def de ñu ngi gis li keneen ak keneen di def de
mais boobu intéressé wu leen ay junni mbon mu ngi am Sénégal de Sénégalais yi di dee affaire grave mi ngi am Sénégal mais benn erreur Ousmane Sonko la gars yi di wër waaw kooku nag boo ànd ak moom benn erreur am boobu bu ko defee erreur boobu ngay jël ñàkk ko loolooy xel loolooy fulla c'est la question de Ousmane a signé ou pas. Pourquoi est-ce qu'on le pose en fait ci contexte tey bii nga xam ñu ngi ko ñadd bëgg ko rey il est où l'intelligence de poser la question de savoir man sax bu doon sax c'est une question généraliste loo xam opposition fu ngeen terlu sénégalais fu ngeen toog signature bi mais ciblé Ousmane Sonko lan moo tax signé wul pétition boo xam mel ni comme si dañu ne pétition bi suba mu tëj wala pétition bi tëj na mais loo xam ñu ngi koy togg pareegul. léegi nag je sais pas par quelle alchimie nga bëgg fi def live wëlbati wax ji rafetal ko samay stratégie spontanée Abdoul Karim Gueye da nga juum te Ousmane Sonko ëppale woo ci nit toog nañ maa ngi yow ci kanamu Tunkara nga naan ma maa ngi door a jóg ci Ousmane Sonko maa la jëkk a jot ci Ousmane Sonko man bokk naa ci li tax Ousmane Sonko nekk député nañu ànd ak modestie muy man ak sama morom nañu ànd ak modestie Ousmane Sonko alalu mbooloo la. alalu mbooloo nag boo ciy wax mais xaaral nit ñi tontu la parce que je vois pas l'enjeu ou l'intérêt de poser un débat Ousmane a signé ou pas sur un truc boo xam mi ngi ci processus bi di avancer yow nga ne kenn du lay imposer ni ngay live bëgg a wax Ousmane Sonko kan lay gisal kan lay jubaleel nu muy politiquer nan lay defee gis naa si ñu naan waaw Ousmane Touba léegi jébbalu Ousmane Sonko c'est un Sénégalais bon teint gëm suñu tarixa yi war naan suñu kilifa yi na ko nit ñi comprendre quoi mais parce que gars yi dañu ko bëgg a def benn affaire Ousmane Sonko dafa ñëw teg paana ku nekk indi sa kopp dugal mais am na ñoo xam lijjanti wuñ paan bi li ci kopp bi ñu dugal rek la ñuy lijjante ñoom ñii dañoo indi kopp affaire tarixa yi ñii indi kopp affaire franc CFA am na ñoo xam Ousmane bu toogee benn 6 mois waxul ci franc CFA sax tay sa waa ji dafa commencé soppeeku de saa yi waxatul ci franc CFA bi de wala nga dégg benn contexte ñëw Ousmane def benn discours defaa beneen discours mu ne non Ousmane ni mu waxee woon fii ci franc CFA bi ak ni mu waxee fii moom franc CFA am rek koy lijjanti am na ñoo xam comme ñoom bëgguñu dara ci kilifa diine pour seeni raisons yi ñu am xoolal ñu ngi xool Ousmane est-ce que bi mu nuyoo sëriñ bi mbëkk na Ousmane a ngi mbëkk xoolal non Ousmane a ngi mbëkk yow ba ngay dugg si Ousmane mbëkk naag murid laak tijaan ak laayeen dala ciy duggal yow lan moo tax nga bëgg a jël sa kopp forcé ko paanu Ousmane paan gi la yor sa kopp a ngi ci biir mais fexeel ba paan bi yegg comme ni ko maam Abdou Aziz Dabakh doon waxee fexeel ba gaal gi yegg ku ci nekk sa kopp mën a sauver looloy problème ñun patriotes yi ku ci nekk da nga am say catu mbiru bopp bu ko yen Ousmane nit kese la wàcc leen ko yàbbi leen waa ji may leen ko jàmm nit kese la comme ñun Ousmane li mu yenu xalaat leen nit ku ko yenu waaye may leen ñu jàmm waaye Ousmane lu mu def changé na soppeeku na nangam sàngam lan la fi Ousmane doon woote tey te wootewu ko Ousmane ba mu ñuy woo ci Pastef daf ñu ne woon man du ma murit du ma tijaan du ma ibaadu du ma dem Touba du ma ne Ousmane ba muy dem Touba daa xam Pastef daf ñoo xam dafa dugg ci combat il faut que les gens soient sérieux yaa ñun aussi souvent ñun ñooy may suñuy noon ñuy kawti ko yaa des débats yoo xam il faut que ñu dépasser ko Ousmane Sonko projet la ñu sekk ak moom benn idéologie la ñu jaay ñiy coow ni yépp amul kenn ku mën a ñëw taxaw ko ne Ousmane Sonko ba muy ñëw dafa ne ibaadu laa murid laa tijaan laa laayeen laa Ousmane Sonko ba tey kenn ku fii wax ne Ousmane Sonko fii la far wala fii la dëkk waxu naafeq ngay wax waxoo dëgg yéen a ngi diggante Macky Sall lan la waa ji wax ko bu ma tegoon léegi son bi ngeen dégg ko mu naan ngay ate ngay buddhiste waa ji wax na ba sonn mais ñu nanguwuñu dégg am na ñoo xam Touba neexu leen lu Ousmane Sonko def Touba ñu ngi koy yërndu am na ñoo xam Tivaouane neexu leen lu Ousmane Sonko def Tivaouane ñu ngi koy yërndu am na ñoo xam nangam ibaadu am na ñoo xam c'est-à-dire doo comprendre Ousmane day def discours sax ñuy toog naan tey lan lay wax Casamance lan lay def ci lii lan lay def ci la c'est-à-dire il faut que les gens man j'arrive pas à comprendre en fait Sénégalais bu amul tey confiance ci Ousmane Sonko ci doxalinam xamal ne xolal non bul voté ji parce que suñu classe politique bii ku jege Ousmane Sonko sa amu ci looluy dëgg Sénégal moo am nu mu bindoo rek nit ñi ñemewuñ dëgg
mais ku ko jege sax newu fi du ci coow laa bëri langue ji moo neex ñun ñëpp ñëw nouvelle génération bi di ñëw yëpp Abdourahmane Diouf ak ñii fi tey dama koy wax ñoom ñi ñëpp Thierno Alassane Sall yëpp di ñëw kenn jotu ko ci catu weer ku ci nekk cër bi nga nekk nii di am ci politique sax Ousmane na ko liggéey nga nangu ko nga bañ ko say partisan nangu ko ñu bañ ko nañ ko nangul nag loolu la ko yàlla def parce que ñun looluy suñu problème les gens duñ ko accepté fii de c'est les mêmes gens qui le critiquent bu ñu demoon tey demal boo doon bëggoon ci kii di demal ci biir politiciens ñu lay raconter l'histoire de Mamadou Dia ñëpp ay wax ci moom lu rafet c'est ces mêmes gens là bëri na ci ay nuuxóor yoo xam ñoo doon def tout pour Mamadou Dia bu mu réussir mais tey tout le monde reconnaît l'héritage de Mamadou Dia ku ñëw parti bu bees bu ñëw l'héritage de Mamadou Dia héritage bi tey lañ koy door a nangu loolu nag du ñu dal ci Ousmane Sonko ku ñëw ne je l'avais déjà dit je l'avais déjà fait je l'avais déjà le problème ne se situe pas à ce niveau en fait gis nga ni da nga koy nangul réussite am ñun waxuñu Ousmane Sonko moo gën a jàng moo gën a xam moo gën a intelligent moo ëpp fit xëy na Abdourahmane ko ëpp jàng xëy na Thierno Alassane moo ko ëpp nangam xëy na keneen la ko ëpp nangam mais nangul leen ko li ko yàlla defal parce que ñu bëri ñu ñooy jugé ñu ànd ak ñeneen ñi Thierno Alassane Sall bi ñu ko fii noot je connais des patriotes man mii en premier on s'est battu à côté de lui dañu xeex pour moom man dama doon wër émission Abdourahmane Diouf te boobu mu ngi ànd ak Idi te boobu maa ngi ci Sonko dama doon wër ay émission di ko déglu parce que boroom xam-xam la il est où le problème ñun dañuy wax nanguñu keneen mais nit ñi ñooñu nangulul ñun patriotes yi ànd bi ñu ànd ak Ousmane Sonko nañuy bàyyi di wëlbati képp te loolu day baax patriotes ñi ko comprendre ñun c'est pas que ñun dañu nangu ñeneen ñu dem feneen de nit ñi ñooñu nangulul ñun ànd bi ñu ànd ak Ousmane Sonko c'est ça qui dérange en fait après dañ koy ëlbati ne comme nañu ëlbatee ne ñun ñooy saaga xam nañ ñuy saaga de mais nee na ñun ñooy saaga boo ànd ak Ousmane Sonko ñu wëlbati affaire bi ne la yow bëggoo ko ànd ak keneen alors que ñoom ñu koy ñoom ñoo bëggul nga ànd ak Ousmane Sonko qu'est-ce que vous voulez moo tax patriote di ngeen di li lay war a sul am na loo xam ñun buñ ko xeexul suñu biir lijjanti ko def ko suñu diggante ak Ousmane Sonko dinañu wàcc suñu yoon noonu buy yàpp Ousmane Sonko golo bu jóg yàpp Ousmane Sonko jaarale ko si ñun un chrétien de bëgg bàyyi day jóg sax dem na mi ngi laay di saaga Ousmane Sonko ñëpp dajaloo daw fa boo waxee ñu naan la xam ngi kii ñenn ñi message la laayval ci kii la man laay Ousmane Sonko loolu la leen ji le gars il se sacrifie il fout en l'air sa famille son travail son boulot amatul vie de famille vous allez soutenir des imbéciles qui l'insultent ci réseaux sociaux yi qu'est-ce que vous voulez vous le partagez dafa laaj sacrifice qu'est-ce qu'un patriote peut aller tirer ci laay bu bëgg a bàyyi qu'est-ce qu'un patriote peut aller tirer ci laay bu Matar la Kagulaar man mun naa comprendre ça laay bu Macky Sall laay bu keneen ak keneen ak keneen mais tu vas suivre un bëgg bàyyi muy saaga Ousmane Sonko comme ça nga toog fa naan ko ak yow tamit yaa fi kii fenkat nga nii dama gi am na yoo xam dañuy naan dama demoon pour def ay bopp yooyu affaire boobu noonu Fatoumata Danso di bañ ay c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas yow xam boo fa demee nag gars yi fekk fa nangam sans vue mais moom loolu lay commercer yow yaa ngi koy may doole bu ngeen fa dajaloo dem fa mu dem fa ak 10 000 vues mais bu demee di waxaale 10 000 vues yi lay waxaale Ousmane Sonko fulla ak fayda gi muy doxe ci loolu lañu war a dox fulla ak fayda gi muy doxe ci loolu lañu war a dox te nag foofu laay terminer mooy affaire mbiru Touba bi du ma ci sore du ma ci wax lenn rek laa ci xam lenn rek laa ci wax Ousmane Sonko un projet la ñu jaay ne lii laa bëgg pour Sénégal
ñu ñëw adhéré mu ne mooy njiit li ànd ak équipe jóg di doxal ñun ñu nekk ay patriote am ci moom kóolute chaque jour moo wax ko ndax saret lay jël ndax oto lay jël wala avion loolu moom la engagé ndax Ousmane fépp fa mu demoon teg fa tànkam Ousmane lu mu wane Touba lu dul yar déglu nangu kilifteef pare wax la mu doon wax dem il est où le problème ñii naa fekk di ruube yépp il est où le problème Ousmane solul daal dugg ak moom ci jàkka ji Ousmane yenuwul malet di jox sëriñ si bu mu moomul Ousmane demu fa wax fa waxu yaradiku lu lu dem di déglu sëriñ bi ne ko lii ma fi indi de lii yow kilifa gi nga wax ma dégg waaw léegi sëñ Mountakha moom bu xasul Ousmane kuy xas Ousmane ki jiite jàng bi bu xasul Ousmane kuy xas Ousmane bu yaayu Ousmane xasul Ousmane kuy xas Ousmane bu roi aussi bi xasul Ousmane kuy xas Ousmane comme xas ngeen ko woowee bu ñu demee tey ba kenn mënatul xas Ousmane ñu yaakaare ko ci kilifa diine yi mooy ñun sauvé nañ Pastef dem leen julli ñaari rakka te xam ne moom combat bi jeex na bu ñu demee ba Sénégal presse beeg bon ñiy def bon yi yaakaareetuñu kenn ko xas Ousmane comme xas nañ ko fu ne ci télé yi ci rajo yi ci internet bi Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp xas nañ jàllul léegi nag yaakaare wuñu ci fenn xas bi loolu si suñu mag ñu baax ñeeg sëriñ kii bi ça veut dire que combat bi jeex na foofu amatul combat parce que man gis nga nit ñi ni ñuy bëgg a interpréter affaire yi man duma ci dugg nit da ngay am gis-gis bu sori perte ak défaite weesuwul nga dem ba yaakaaratoo kenn loolu di déglu xalif général des mourides ci li muy wax lan nga mën si cofee Ousmane kon macha allah Ousmane wàccoo na ak ñun kenn du Ousmane comme foofu la ñuy wër léegi ça veut dire que combat bi jeex na parce que ka ko xas bu dee xas la moo ko war a xas di moo ko war a xas di man de yàlla naay dem Touba sëñ Mountakha di ma xas rek yàlla naay dem Tiwaawan ñu may xas comme Macky mënatuma xas Yérim mënatumaa xas télé Youssou Ndour mënatumaa xas Mati 3 boobu mënatumaa xas diw ak diw mënatuñ maa xas léegi nag ñu ngay braqué lépp daw ci sëriñ ba di ko ñaan naan ñu xasal ñu ko bu dee xas la bien sûr kon coow li jeex na parce que nag dafay baax ñuy fàttali kooku ngeen ne xalif général bi mu ngi koy yedd kooku ngeen doon wax yaa 3 ans ne du fa dem jihadiste la kilifa yi bëgguñu ko bëggul kilifa yi tey Ousmane yaa mën a duma say noonu te doo ci boole wax nag force tranquille gàcce waroon na leen rey gàcce waroon na leen rey ngeen toog tey di lijjanti la ko xalif waxul ko waxul ak la ngeen fa wax yépp fen ya ngeen fa fen mi ngi fi tege kenn du Ousmane ma déggee Bécaye Mbaye mu ne citizen li parce que dee leen politique waaye citizen sama gars yi dee leen politique dee leen wax ak sénégalais yi technique bi baax na de Bécaye bu ñëwee naan Ousmane dégg naa gars yi dafa bëgg jigéen waaye kan moo bañ jigéen ban góor bu may seetaan fii la nit mënul ñëw toog na da nga bëgg jigéen ça veut dire quoi da nga bëgg jigéen pour ñu juddoo Sénégal màggee jigéen diw dafa bëgg jigéen paa bi dafa bëgg jigéen waa ji dafa bëgg jigéen ça veut dire quoi depuis quand loolu la doon lu yéeme au Sénégal ba un communicateur traditionnel di ko poser question à un jeune nee nañ seen waa ji dafa bëgg jigéen ay bu ma toogoon ak Bécaye laa koy fàttali ko mbiram baag Yékini ba ko gars yi di da ngay faral kii ñaata nit a mos a toog ne Bécaye yow dangaa faral bii écurie dangaa faral bee écurie Sénégal lépp lu nit doon lijjanti ci benn waxtu ci benn kàddu teg nañ ko Ousmane Sonko ay at ba tey ñu ngi laam-laama luy système bi te ñi koy laaj yépp xam nañ ko naa fekk rek a tax ñuy laaj xam nañ luy système bi nee nañ ko dangaa bëgg jigéen te amul góor buy judd ci àdduna te mënuñ la tiim jàkkaarloo la nga bëgg jigéen ça veut dire quoi Issa dafa bëgg jigéen ça veut dire quoi Macky Sall dafa bëgg jigéen ça veut dire quoi ku ne mën na ko wax ku ne léegi loolu noo koy justifier
diw dafa bëgg jigéen diw nan la koy justifier ci àddina diw dafa bëgg jigéen waxi dof diw dafa reew diw dafa mel nii diw dafa mel nee te diw boobu ñuy wax mi ngi juddoo ci réew mi màggee ci réew mi ñu ñëpp ñu teg suñu bët moo tax ma ne la patriote yi ñun nañu yeewu bu ñuy ñëw naan ñun dañu gëm Ousmane Sonko gëmewuñ ko ñoom ñoo ko teg fu ñu ko gëmewule parce que ñoom ñoo jël Ousmane Sonko bu ko def yonante si ñun dañu naan ñun ñoo ko def yonante mais en réalité defuñ ko yonante parce que lépp lu ñuy nangul beneen opposant bañal nañ ko lépp lu ñuy nangul beneen politicien bañal nañ ko lépp lu ñuy nangul nit Sénégal bañal nañ ko lépp lu ñuy bañal góor Sénégal nangul góor Sénégal bañal nañ ko nee nañ ko sax léegi bul defati mancé wu bul defati lii lépp lu ñuy bañal góor Sénégal mbindeef Sénégal nangul Sénégal bañal nañ ko donc ñoom ñoo ko jël def ko ku yéeme ñun ñu jàppee ko noonu kuy xalam di sa jaayu barka ba yaay borom ñu téye ko noonu nag mu mat ko sëkk nag moo tax tey nañu gën a déterminé wu fi ñu jógee fa sori ñun ñoo war a am kontaan te fierté man de Ousmane Sonko demam Touba bi mbégte rek laa si jële pour ñi xam ñu ngi fi woon y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans fa Ousmane tolloon lañ ko doon jiiñ fa mu yegg tey ba ñu yegg fii tey ñu indi débat bii sant yàlla parce que ñi ñu koy wax nii tey ñoo doon def lu ne ci àddina pour bu Ousmane am lii mu am nii tey mu dem ba am ko ñu ne ñu yéen du ngeen ko savourer du ngeen ci am mbégte ak ñoo ciy am mbégte parce que ñi koy wax yépp di jéem a mbële seen xol yaa ngay bon ko Ousmane yàlla na nga yàgg di dem ci kilifa yi ñu lay xasal parce que ñu mënuñ laa xas dañ laa bëgg ba dof te say ña ngay xeexal mënuñ laa xas parce que amul luñ la xase parce que lépp lu ñu mën a teg sa der lu gën a bon ak seen kaw donc suñu mag ñoo ñoo suñu papa yi nekk ci aada beeg kii bi demee noonu suñu yaay yi suñu baay yi ñoo la mën a yeddal ñoon lañ nangul ñu yeddal la yàlla nañ lay yedd Ousmane yàlla saa yoo demee ci kilifa diine yi ñu def leen nii mu gën la yokk jom parce que borom jom nga yàlla na ñi la ko war a def ñu nangul leen ko di la ko defal na ko nit ñi comprendre noonu mais dugg ci ay considération machin ci yooyu lañ ñuy xaar donc combat bi souvent les patriotes nañuy wàññi tuuti passion bi di dem ak xel Ousmane amul lu ma dégg Ousmane doon wax démb avant maa ànd ak moom mu wàcc ci tey amul ci àddina amul nit ku la ko mën a tegal loo xam Ousmane moo ne woon lii du ma ko def ko tey nit kay la mu yaakaar woon ne Ousmane lay def loolu lay wax ña yaakaaroon ne Ousmane ibaadu la Ousmane di dem Touba Ousmane du waxee nii Ousmane du sol lii Ousmane du wàccee nii mais da ngay ñu naan Ousmane wàññi na dangar avant xeex bi di am avant Ousmane Sonko di génn def discours am yu garaaw yooyu lañ doon wax son discours a changé léegi Ousmane bañ xamoon bi coow li ñu Ousmane bi mu waxee ñii naan wax ji dëgër na ma leen di delloo ci benn wax bu Ousmane waxoon li may def li ma war a def na ma koy defee kenn du ma ko dicté moo tax ñu nangul ku ne mu defee noonu te kenn bañ ko dicté kon bu ko kenn dicté parce que nag Ousmane fas bi mu yéeg moom ba mu ko wàcc mooy bu baax bi ñun kay sénégalais yi ñu war a xoolaat suñu bopp te patriote aussi ñuy am plus d'intelligence foofu laay terminer parce que dans ce combat là dafa am lu ñuy woowee la communication dafa am benn moment boo xamante ni benn moment boo xam ñun dañuy téye communication ñoo ko téye di ko doxal ñeneen ñi di topp mais souvent ñu ngi topp te dernièrement réseaux sociaux bàyyi leen ci xel on fait que topp ci ay information gars yi ñuy génn rek bu ñu gasee benn kàmb ñu ñëw di suul rek ñu gas beneen loolu la ñu war a éviter ñun ñoo war a téye communication bi di ko jàllale parce que souvent li ngeen di xeeb cellules yi doon weeru koor bii ngeen doon gis Pastef di ubale fu ne ñu koy partagé
li mu mën a def métti li mu mun a yàq benn cellule bu judd patriote yi yanu cellule bi ñu ne jàmm gën am na cellule lu bees patriote yi jël cellule bi def ko événement teg ko ci réseaux sociaux yi def ko seen i itte li mu mën a di yàq gars yi li mu leen mën a rayee métti leen jarul sa dem di commentaire tu mens tu dis pas la vérité Ousmane Sonko c'est le meilleur loolu noonu ngeen di partager moo gën a mën a saf sàpp ci politique. du ngeen laaj lan moo tax suñu ndaw si ndoguwul servir le Sénégal ndoguwul ñoo moom réew mi force reste à la loi ñoo nii ndoguwu leen de ren ñoo ay ren ñoo ndogu ren ñun ñoo joxe ndogu ak suñuy ñetti dërëm ak ñeenti dërëm yéen ngeen yor seeni milliards génnu leen yéen a xam nag li tax génnu leen waaye génnu leen de loolu nag na ko nekk def jàngat génnuñu de joxewuñu ndogu xaw ma lu tax ñu doon joxe ndogu moom c'est pas pour sénégalais yi ndogu wala xëy na nangul nañ ñu ko massification conscientisation dañu nekk ci yooyu du tee nag des fois nga dóor ñu dóor benn nga dóor xam nga fayu politique la fayu ci pas physiquement xeex mais peut-être xeexu politique bi ngay kii mais aussi nañuy dem di tibb ci parti bi di tibb ci ñuy communiquer ci parti bi di publier yooyu noonu parce que ci politique lañ ne te ñu bàyyi di publier benn dof bu xëy wax dara ci Ousmane Sonko ñu publier ko di ko tasaare loolu mooy xeex bi bu ñu bëggee jàppale Ousmane Sonko il faut que ñu koy fekk ci moom li mu bëgg parce que Ousmane Sonko des fois day wax ak ñun te duñu tudd et on est très dispersé on est très dispersé xëy na parti bi dina ci liggéey après mais on est très dispersé ci réseaux sociaux yi j'ai vu beaucoup de gens qui disent que Ousmane Sonko sympathisant Ousmane Sonko lañ man quand tu dis que tu es un sympathisant Ousmane Sonko c'est pas un mot c'est parce qu'il y a quelque chose qui te lie à Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko de yow mbébét bi nga am pour Sénégal Ousmane Sonko de gëm nga ne mën na ko doxal Ousmane Sonko dem Touba bukk yi génn ak kañe yi di wax nga xëy def sa laay naan da ngay kii fii yaa ngi nii commencé dal naan kërëb ba pare yow nga ne da ngay jàppale Ousmane Sonko yow yaakaar nga ne yaa ëpp fu la Ousmane Sonko ëpp ko fayda Ousmane Sonko li mu def yëpp yow yaakaar nga ne Ousmane Sonko moom moo ñàkk fayda moom moo dem ñu koy toraxal daal yow moom yow nangu wala yow nga toog sa laaj naan yow Ousmane lan moo tax nga dem fee ñu lay toroxal kon am na ñu toog fii si réseau yaakaar ne ñoom ñoo ëpp fu la Ousmane Sonko ñoo ëpp fayda ñoo gën a ëpp jom waxi dof xam na comme ñu toog ci réseau yaakaar Ousmane Sonko ñoom ñoo gën a bëgg Ousmane Sonko lu baax ñoo gën a xam Ousmane Sonko li muy def waa ji ngeen ànd ak moom ay waay nit day ko rek waa ji ngeen ànd ak moom mooy doxal ngeen di bëgg muy doxal ngeen di bëgg muy doxal ngeen di bëgg waaye yéen daal lépp lu jaxasoo seen xel rek ngeen toog jàppee ko benn ku wayadi ko amul fu la amul fayda koo xam dañuy joggati ci kawam ñun sañuy naan Ousmane Sonko kilifa la bu kiyee fii dañ ko war a kii kilifa lan la Ousmane Sonko dégg Touba lu mu déggul ci rajo bi dégg ko ci télé bi lan la Ousmane Sonko dégg Touba lu mu déggul ci réseaux sociaux yi waaye arrêté leen seen waxu caaxaan yi waaye depuis ñaata weer ñuy dégg Ousmane Sonko violeur dafa dégg violeur Touba depuis ñaata weer ngeen jàkkafe ñu naan jihadiste ñu naan ko rebelle daf ko dégg Touba Ousmane daal ngeen jàpp ne ku ñàkk fayda la moom day dem moom nangam sàngam am na yoo xam du sax débat quoi lan lañu Ousmane Sonko wane ci fulla ak fayda principe intelligence surtout intelligence bi nga xam ak génie politique bi nga xam ñoom Cheikh Yérim duñ ko wax de jàkkaarloo duñ ko wax de Ousmane Sonko un jeune de rien du tout dugg ci politique amuloon sax 45 ans 2014 mu téye parti doxal ko tey c'est le premier opposant en Afrique dans le monde ngeen toog naan ñu ciw fii kërëb vous n'avez rien compris pare nañu kenn du ko wax sant yàlla tey
Ousmane de waa Daniel Sorano duñ ko tagg de tey suñu maire yooyu noonu duñ ko tagg parce que Ousmane Sonko la ñu ñuy jaay Macky Sall nekkoon na lii ak lii ak lii ak lii ak lii Ousmane Sonko ñëw ne leen man dama def lii ak lii ak lii balaa maa dugg ci politique ak ba ma duggee ci politique ci fànn boo laal nag dama def nit ñi gis pare nag sama parcours set wecc gars yi naan ko politicien buy door a ñëw nga amuloo expérience mu leen di duma mu ñëw samp boppam samp ndëndam def lu kenn deful di déroulé ngeen ne du génie politique ngeen ne du fit ngeen ne du intelligence ñu teg ko affaire u Mœurs affaire u Adji Sarr mu téye ko de bout en bout depuis le début téye ko di ko doxal ñuy ñëw naan parce que il ne vous dit jamais la capacité ak la lucidité sérénité bi Ousmane Sonko am pour gérer affaire bi de bout en bout te wàccul fa mu toogoon weddiwul boppam te lu mu mës a teg li noonu la ko tegee di ko doxal ba mu yegg fa mu yegg te lu mu wax yàlla def na loolu la demee les gars yi bëgguñu gis loolu tu vois ce qu'ils nous vendent à la télé di Ousmane Sonko depuis le premier jour fi mu teg tempo bi ni mu ko xëccee teggi ko xoolal gars yi ñoo ko taal mu fay ko kenn du ko wax gars yi ñoo ko taal mu ne leen xam ngeen fi ngeen jëm baa gars yi nag waaw mu ne leen nañ leen dem bu du demee ba Sénégal ñëpp jaaxle kilifa yi ñaan mu téye baar bi teg affaire bi téye gaal gi ne leen fii lay yem na taxaw mu taxaw bàyyi leen ko mu doxal kenn du ko wax et pourtant on le voit moo tax képp kuy jeune jàngatal foofu noonu gars yi dañ ko taal mu fay coow li parce que ba affaire yi demee ba tàng xel yépp ci moom la ñu dellu mu gën def discours ne leen affaire yi fii lay yem affaire yi yem fa loolu nee na ñoom du génie politique ñu wala ramener débat bi yëkkati ko pour étudiants yi élèves yi suñu rakk yi déglu xam politique lan la ñu wàccee waat ñu fan na wuyu ji ci koo xam nee na damaa bëgg procès am ñu teg débat na wuyu ji ñu teg débat lu mu fay def loolu mooy Sénégal kon Karim bëgg bàyyi ñeneen diñ war a wax ñeneen ñëpp loolu mooy Sénégal ku muy tuur Ousmane Sonko dina dëkk ci di la teg gàcce parce que à force ñu jaay waxu Ousmane Sonko dafa dëgg dañ ñu bëgg a fàttali ko ne derrière loolu yëpp di am y a de l'intelligence y a du génie politique y a un stratège y a un jeune qui voit les choses qui comprend les choses qui c'est-à-dire koy doxal y a un leader charismatique moo tax waaw patriote yi Ousmane Sonko nañ ko tàggatal yëkkati ko ba ci kaw nañ ko teg fu ñu tegul kenn nañ ko rëyal nañ ko teg fu ñu tegul benn politicien te képp ku taxaw pour faagaagal ko ñu jàmmarloo ak yow noonu lay demee noonu lay demee mu neex mu naqari noonu lay demee gars yi maa ngi siyaat leen bëggee massification jublu ci élection yi waaw te des fois yenn diversion yi jarul sa rejeté doo fa nekk sax di jël sa temps di rejeté da nga koy romb te ñu dem vers l'essentiel. Faisons la promotion de Pastef de nos bonnes actions. Terminé di nuyu suñu grand Ousmane Tounkara ñu ngi koy xaar di fàttali ne Ndongo Diop ak les autres prisonniers ci prison yi lañu ndogoo ci prison yi lañu woree te ñu ngi fa des ba tey ci bëgg-bëgg benn wala ñaari nit donc lu ci waaye mën na ko def. te cette page là mënuñu ko tourner tant que frère yooyu noonu ñu ngi ci prison bi lu ci waay man da ko def parce que il est hors de question que ñu leen di fàtte parce que su ñun la ñu bokk te xeexuñu woon pour yóbbu dépense seen kër xeexuñu woon pour am dara dugal seen poche li ñu doon xeex lañ doon xeex donc le combat continue. Cheikh Yérim nag bàyyi naa ko suñu mbokk ivoiriens yi xam nga gars yi dañ tàmm naan ivoirien il ne voit rien mais ivoirien bi moom gis na Cheikh Yérim. Vous dites que les Ivoiriens, ils ne voient rien.
Ivoirien bii nii journaliste bi gis na de li jëntal sa 300 millions yooyu noonu toog ci kanamu télé bi di màcc ay tuñ di sañse di fan sénégalais yëpp ñàkk jom bay bëgg a dee fii lu fi nëbb woon dina feeñ ngay activiste journaliste koy mënti nekk Sénégal dañ ko teg ci raay yi waaw ak suñuy baax nag su ma nee baax nag suñu kilifa diine yi ci la bokk ak nu mu mënti demee nag suñu tarixa yi moom ci la bokk suñu pangool yi ci la bokk suñu affaire yi am Casamance ak suñu mbokku libégo loolooy Sénégal te Pastef ñëwul pour teggi fi dara Pastef day ñëw nawetaan di am ñu nawetaan ko patriotiquement làmb di am ñu koy làmb patriotiquement màggal ak gàmmoog yëpp di am ñu koy def patriotiquement Sénégal boobooy Sénégal waaw nañ ko comprendre noonu nag te noonu lay demee incha allah daa ngeen jëf gars yi maa ngi leen di ziar.